juróom ñaari waxtu toftal fanweeri simili ak juróom benn daleen ak jàmm ci xibaaru maraxi dina bokk ci li ñuy waxtaane tey lu wàjju ci mbiru coronavirus fii ci réew mi ñu ne nag ñi am doomu jàngoro bi toll nañ ci ñaar fukk ak juróom benn wante ñaari moom dellu nañ seen kër ci xibaar yi bàyyi ko foofee ci jëwriñ bi ñu dënk lépp lu wàjju ci wàllu wér-gu-yaram nee na nag am na ñaari nit yoo xam ne rek testé nañ leen jàpp ne rek am nañ feebar bi ba tax na jamono ji ñu ngi def kem kàttan ngir taxaw leen ni mu waree lool rek tax suñu rédaction télévision Futur Média ñëw samp ab laaj boobu ak léegi bi nga xam ne rek mbir mi tàmbale na fii ci réew mi li nga xam ne moom lañ ci nemmeeku ak niñ ci taxawee dinañ wax tamit ci kër diine yi nga xam ne rek ba ñu déggee xibaar bi jël nañu dogal rek saxook li nga xam ne moo sàkku ci njiitu réew mi mu doon sàkku ci askan wi rek ñu dàkkal bépp xumbite wala ndaje boo xam ne rek dina tax askan wi tase fa dinañ dem tamit ca diwaanu Nianing wax ci ki nga xam ne rek ab doomu France la bu ñu njort ne am na feebar bi ba tax na askan wa moom ci tàng la ñu àndal waaye nag kilifa yaa ngi leen di dalal di sàkku tamit ñu taxawu leen jàppale leen ci jumtuwaay bu ko defee ñu mën a taxawu xeex feebar bi nu mu waree dem Medina Fall foofee ca Thiès quartier bi ñuy duppee nag Kër Sayib Ndoy amatina beneen jéye bu fa am ndax xale bu jigéen bi la ñu faat ñu ne nag ci 1h du matin rek la ñu gis koor bi ba tax na rek jamono ji ubbi nañ l'enquête ngir xam ana lan moo waral bi la ñaawteef dinañ dem tamit ca Saare Alkali nekk ci frontière u Gambie ci fu soriwul dara Sédhiou foofe nag askan we ñoo wàcc ni ngeen ci gisee ci nataal yi ñoom li ñu bëgg ñoo ñu jàppale leen ci bërëbu fajukaay ñu am forage ak itam li nga xam ne mooy courant bu ko defee ñu mën a fexe ba seen dundin mucc ayib mbokk yi li mooy di ponk yi soo leen taaxirloo tuuti ñu yaatal ko. mbokk yi dalee na jàmm ci xibaar yi nañ ko waxee ci ponk yi rek jëwriñ bi ñu dënk lépp lu aju ci wàllu wërgu-yaram di Abdoulaye Diouf Sarr tase nag taskatu xibaar yi tey ngi baaxee askan bi xibaar yi nga xam ne moo bàyyeeku ci mbiru coronavirus ñu jàpp ne rek am na ñaari cas yu ñu fësal tey bi ñu leen defalee test bi rek gis nañ ne ñooñu am nañ doomu jàngoro ji loolu tax rek jamono ji ñu ne doomu wala sax Sénégal am na lu toll ci ñaar fukki nit ak juróom-benn yu amee feebar bi wante ñaari wër nañu ba dellu seen kër ñu des rek ñoo xam ne jamono ji ñi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc jëm ci wàllu wër-gu-yaram ñu ngi def kem kàttan ngir ñu dellu ci seen saggu Pape Farañe nga teewoon na ko tey àndoon ceek Amadou Ba. ñaari cas yu bees testé nañ leen positif ci wàllu coronavirus ñoom ñaar ñëpp ay doomu Sénégal lañu ci fukk ak juróom patient yoo xam ne testé nañ leen kenn ki nga xam ne nag moo nekk italien ba dëkk ca Touba moom moo wàll kenn ciy doomam fi ñu toll nii Sénégal am na ñaar fukk ak ñeent ci ay cas positif. si fukki test ak juróom yu ñu def ñaar ñoo si positif bon dëgg ñaar ñoo si am feebar bi. muy benn sénégalais boo xamante ne mi ngi am fanweeri at ak juróom-ñaar yegg si démb aéroport jóge Barcelone si volu Air Sénégal bi mu ñëwee jaar si dispositif ba ñu teg foofu ñu seetlu ne tout de suite am na symptôme température passé na xayma bi ñu joxe ñu jël ko yóbbu ko si suñu salle d'isolement jël test yi yóbbu ko Institut Pasteur. kooku moom am na coronavirus dafa am test bu positif ñaareelu cas bi mooy benn xale bu 15 ans boo xamante ne dafa bokk ci contact gu sénégalais bi jóge woon Italie ñëw wàcc fi ba déclenché lu ñuy wax contamination communautaire bi. li jëm ci ñi nga xam ne dañuy saboté te gëmuñu li nga xam ne moom moo nekk coronavirus bi ab plainte dinañ ko teg ci seen ndodd rawatina ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi utiliser réseaux sociaux yi di ci wax loo xam ne nekkul dëgg. seetlu nañ ne fan yi passé am na ay vidéo yu ñuy jaaral ci réseaux sociaux yi am ay sénégalais yuy wax ne Covid-19 amul Sénégal. ñuy wax ne vidéo yu mel noonu day yàq xeex bi xamante ne ñu ngi koy xeex ak Covid-19 te loolu nag képp ku ko def ci réew mi yaa ngi trahir sa réew te loolu mënuñ ko bàyyi noonu moo tax suba ci suba bi comité national de gestion des épidémies danañu réunir
danañu déposer benn plainte ci kanamu procureur pour que képp ku defati lu mel noonu yoon mën a del sa kaw parce que loolu trahir sa dëkk ëpp loolu ci situation bi ñu toll fi mu nekk nii. suñu sukkandikoo ci ministre bi yor wàllu wër-gi-yaram nee na ñi nga xam ne nag ñoom la ñu hospitalisé ca Ndakaaru ak ca Touba jamono ji seen wër-gi-yaram mu ngay jëm kanam ministère bi nag ñu ngi woon nit ñi ñu ànd ak dal daal di respecté mesures yi nga xam ne moom la ñu digle ngir moytu lii di feebar bi. affaire ñi nga ànd ak dal respecté tamit mesures yi nga xam ne ci kilifa yi bàyyi ko loolu sax na tey bu rédaction bu télévision Futur Média ñëwaat ci feebar bi di coronavirus ba mu tàmbalee boobu ak léegi fii ci Sénégal ñu ne nag lu toll ci ñaar fukki cas wala sax ñaar fukki nit ak ñeent yoo xam ne am nañu feebar bi ba tax rek ñu amal ci ab njàngat bu yaat ak Dissa Prera. ñaar fukki malade ak ñeent ci fukki fan ak juróom diggante le 4 mars ba ñuy seetlu cas bu njëkk ba ak tey situation bi tiital na askan wi ndax gaawaay bi virus bi di lawee ba ñu noppee ci traité cas bu njëkk bi la beneen cas feeñ ab immigré bàyyeeku Italie moo dal Touba ñu testé ko mu positif tax ci tàng-tàng gi nguur gi jël ay mesures immigré bi ak ay bokkam ñu boole isolé tàmbale traitement bi ci xayma ci zone Touba googu lu toll ci juróom-ñaar fukki nit ak benn ñoom def nañ leen sous surveillance ci hôpitalu Daaru Marnaan diirug boobu ba léegi daanaka ñaari fan yu ne ñu am ab cas bu bees bu déclaré wu le 11 mars ñu am ñetti cas le 12 mars ñu am fukki cas ak ñaar le 13 mars mu am beneen cas bu ca dolleeku le 14 moom ñetti cas la ñu déclaré positif ab bébé bu am 2 ans et demi ab espagnol ak ab française waaye ministère de la santé di xam na ne am na si fukki cas yoo xam ne émigré bi bàyyee ko Italie moom moo leen wàll gaaw gi feebar gi gaaw wàll tax état bi tiit jël ay mesures ngir aar askan wi ndaje public yi ñu tere ko école yi ñu tëj ko dolli saytu frontières yi waaye tamit renforcer li ñuy wax contrôle sanitaire bi. coronavirus jur solidarité ci biir askan wi citoyen nitu diine ak chef d'entreprise ku nekk indi sa participation ci xeex virus bi ci fàttali coronavirus amagul benn malade bu mu jël bakkanam fii ci Sénégal ñenn ñi sax traitement bi ba mu jeexee jot nañoo ñibbi seen kër waaye ci xayma mën nañoo gis ne coronavirus bi dugg na ci téeméeri réew ak ñaar fukk bés bu nekk dina am lu toll ci 124 000 infections 4566 personnes nag ñàkk nañ ci seen bakken. Dissa Prera beneen diwaan bu feebar bi di coronavirus dugg di Nianing nekk foofu ci commune bu Malicounda ci diwaanu Mbour foofu nag ab doomu France moo fay indi feebar bi jamono ji nag askan wi ànd ak tiitaange wante seen chef du village bi wala sax seen ki nga xam ne moo jiite district sanitaire bi ñu woo askan wi rek ñu def kem kàttan ngir saxook li nga xam ne moom lañ leen digtal ci wàllu hygiène ak prévention ñu teew lay kàddoom ci micro. Abdourahmane Diallo. donc bi ñu leen ooyee fii mooy pour wax leen benn kaawu Covid 19 ñu koy wax coronavirus boo xam ne dañ ko gis tey ci Mbour mu positif muy benn tubaab boo xam ne fii lay résider waaye dafa voyagé woon France xam ngeen ne France feebar bi am na fa bëri na fa lool sax donc mu ngi tubaab la bu jigéen am juróom benn fukki at ak juróom-ñett dëkk résidence Nianing mu demoon France ñibbisi le 12 mars bii jëloon Air France jógewoon Metz jaar Lyon jaar Paris ñëw Sénégal bi mu ñëwee Sénégal le 12 mu ñibbi këram résidence Nianing bi mu demee bi mu ñibbisee ci le 13 muy am yaram buy tàng di sëqat yaram yëpp yi métti donc ci la ooyee cellule d'alerte bu ministère de la santé cellule d'alerte bu ministère de la santé notifié ko région médicale ak district sanitaire ci la ñu demee le 13 ñu prélevé ko yóbbu prélèvement yi Dakar ñu wax ne effectivement coronavirus la yore donc bi ñu demee foofu dem nañ këram seet ndax amul ay contact maanaam ñoo xam ne jege na leen wala mu nga dëkk ak ñoom te war leen mën a wàll mais biñ seetee moom rek moo dëkk këram moom rek moo ci dëkk ki nga xam ne daal am nañ ko comme contact mooy ki nga xam ne moo ko jëlee aéroport indi ko résidence Nianing muy benn nit kooku médecin chef district bi dem na ba xool ko ba gis ba isolé ko ñu confiné ko
wax ko sax bu jógee te famille am. defar nañ koy prélèvement ba prélèvement actuellement ñu ngi dem Dakar actuellement heure bi ñuy wax ak yéen nii. dañuy desandi foofu ca diwaanu Nianing nag askan wi ñoom ñenn ci ñoom sax bi ñu déggee feebar bi rek ànd nañu tiitange waaye nag kenn kilifa bokk na ci chef de village ba mu ngi dalal seen xel ñu ne nag danañ def kem kattan ngir taxaw leen ci loolu nag muy sàkku ci kilifa yi tamit ñu baaxe leen ay jumtuwaay yu leen di may ñu mën a xeex feebar bi Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye. ñu dëkkee Nianing di dox seeni soxla comme ni mu waree ginnaaw sax bi ñu xamee ni am na ki fa dëkkoon te mu am coronavirus. may ñaan population yi rek moom ñu garder seen calme bañ a paniqué wu xam na ne mbir mi aussi c'est vrai ci biir dëkk bi la waaye nag boo déggee dëkk bi ak résidence yi aussi en ñaari kilomètres ñu séparé kon boo xaw nañoo sori. soxna si nga xam ni coronavirus bi dal na ko jotuta saafante ak ñi nga xam ni ñoom ñoo dëkkee ci village u Nianing bi. yaakaar moo war woon na mu jot na dugg ci biir dëkk bi ndax it bu nekkee ne le 12 la ñëw tey nekk le 14 dugg ci biir dëkk bi te le 13 ñu yóbbu ko ci information ma am kon yaakaar naa ne moom jotul dugg ci dëkk bi xanaa nag peut-être ñi nga xam ne ñoom lay liggéeyal foofu mën na am mu laalanteeg ñoom. léegi gis leen mais fii moom ci biir dëkk bi déedéet dugg fi. waa Nianing di ñaax kilifa seeni gox yi ak nguur gi ñu taxawu leen jox leen ay matériels yi nga xam ne dina tax ñu mën a fagaru. ñu ma ci bëgg nag mooy ñu gën ñoo jàppale rek surtout pour ay kit pour lavage des mains comme ça bërëb yi nga xam ne nit ñaa ngi koy fréquenter. muy maanaam poste de santé bi maire bi sur le chef du village foo xam ne daal nit ñaa koy dugg daal. ci fàttali nag ki njëkk am coronavirus ci département bu Mbour ab française la am lu toll ak juróom-benn fukki at ak juróom-ñett mu ngi ñibbisi le 12 mars bii ñu génn te Nianing la dëkkee woon. Abdourahmane Diallo ñu wax ci coronavirus bi ak dogal yi nga xam ne bàyyeekoo na ci kilifa yi rawatina kilifa diine yi bokk na ci xalifu famille omarienne mu ngi askan wi rek ñu saxoo lépp li nga xam ne moo bàyyeekoo ci wàllu digal ci ñi nga xam ne ñoo seen xam-xam màcc jëm ci wàllu wërgu-yaram mu ngi sàkku tamit ñu ne taxawaay bu mucc ayib su ko defee li ñu duppee Covid 19 ñu fexe ko fi jële dañu teewlu kàddu yu Thierno Seydou Nourou Tall ci micro Mohamed Samba. képp koo xamee ne yëg nga ci sa yaram am na lu ci nekk lu ci nekkul woon na nga gaaw dem ci fajkat yi soo amee gan tamit bu ñëw nga yëg ci moom loolu na fexe dem feebar amul lu ci ruslu mu ne yàlla moo ñu yónni lii mu ñu yónni nag mu ne amul lu koy faj lu dul fagaru nag moo gën faju kenn nit ki su fagaroo moytu loolu moom la ñu moytu tamit mbooloo yi mu ne lan mooy luy faj mooy dellu ci suñu borom mooy addu'a u silahul muumin ñaan mooy gànnaayu jullit nañu dellu ñaan mu ne nañu génnee sarax dafay fànq bala bokk na ci sarax nag mu ne sarax kenn du wax ne ginaar la walla mburu la walla xar la lépp loo xamee ne rek di nga ko dugal ci xolu jullit bi mu békk koo koy jox ki su dee dina békk rek loolu sarax la idxaalu surur fil qalb mu ne mu ngi sant sëriñ si xalif général des Tijanes déclaration bi mu def pour annuler ziyaara général bi ñuy def bi mu ngi sant sëriñ Cheikh Muntaka bi nga xamee ne moom tam kazu rajab bi annulé na ko mu ngi sant tamit Cheikh Ahmad Tijane ci Daaka neew na ñu commencé woon ñëw nañu dellu ñu ñëwul woon nañu des foofu ñaan dina doy ku ne nit fu toog yëpp ñaan mu ne yii décision yëpp décision yu noble la waral nag mu ne nañu moytu tuur deret yi bëri na deret yi tuuru na bu baax a baax at bii passé rey yi ñu ci wax yi dafa bëri te ay rey doomu jàmbur rek nga rey leen ci neen mu ne loolu nag baaxul nañ ko bàyyi dellu ginnaaw. ñu desandee kër diine yi dem ba ca diwaanu Touba foofee nag jël nañu matuwaay tamit ngir dàkkal rek yenn yëngu-yëngu yi bokk ni ci màggalu kër ñànk ak cérémonie officielle ba sax moom dañu mujj rek dàkkal ko ndaxte nee nañ dañu bëgg a fexe ba saxoog li nga xam ne moo bàyyi ko ci kilifa yi ngir bañ di dajale askan wi ci wenn bërëb dañ ci teewlu xalif bu Serigne Mountakha Lamine Bara Niang ci micro Mohamed Diodio.
waaw du ñàkk ñu ñëwaat ci suñu neen xibaar yi ñu wax rek ci li nga xamante ne gouvernement bu Sénégal jël na ko ci kàddu njiitu réew mi Macky Sall ñu tëjandi école yi diggu doomu yi ba université foofee nag moo taxoon suñu ndaw dem université Cheikh Anta Diop xool ndaw yi rawatina étudiants yi naka la ñu jote xibaar boobu ak li ñu yëg bu ñu leen ko waxee Cheikh Diop àndoon na ci liggéey beeg Mohamed Dieng. étudiants yu université Cheikh Anta Diop de Dakar noppi ngir rek fabu jël seeni ay bagages ñu mën koo xool ci ki nga xam ne moom moo di Mamadou Lamine Tamba moom mile jamono yi noppi na ngir dëgmal fa mu cosaanoo. maa ngi dem Ziguinchor en fait si mbirum corona bi nga xam ne moom la ñuy gis temps yi suñu dëkk bi voilà donc damay dem nii Wakam dès demain matin damay ñibbi pour dem Ziguinchor. centre des œuvres universitaires nag jamono yi daal di sóobu ci bile combat naka noonu itam mu jàppale ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di étudiants yi. chaque département du Sénégal 41 départements sauf Dakar chaque département ñu ñu jox étudiants yi nga xamante ni ñoom ñoo dëkk foofu 4 bus pour ñu mën a ñibbi ci anam yi nga xamante ni moom moo gën. ñuy génn ci campus yi ci mbooloo mu takku ñële xam xel njeexital yi nga xam ne rek jàngoro ji di coronavirus mën na koo def. man décision baax la. loolu laa si am parce que tamit rassemblement bi wóorul. il faut ñu respecter idée bi rek. il a su assumer sa responsabilité en prenant cette décision tamit pour au moins garder l'intégrité nationale. fii ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ay junni doomu aadama di fi bàyyeekoo ngir dëgmal fa nga xam ne rek fa la ñu jóge woon. waralu ni mel nag moom moo di def kéem kattan ngir daal di moyu feebar bi di coronavirus waaye itam dëppoo ak li nga xam ne rek moom la njiit bu réew bu Sénégal daal di digle. Cheikh Diop ñu wax ci leneen rawatina jëyee ja xew foofee ca diwaanu Thiès Medina Fall quartier bi ñuy duppee Kër Seyib Ndoy foofee nag xale bu jigéen bi di wuyu ci turu Khady Diouf la ñu faat mu amoon fukki at ak ñeent ñu ne nag ci 1h du matin bi rek la ñu gis néewam jamono ji nag kenn xamagul ki def li ni mel ba tax na police bi ubbi na ci ab enquête te ñuy teewlu kenn ci ni teewe mbir mi. waaw xale ba ngi doon tudd Khady depuis bi mu nekkee xale. dañ ko jox sama jabaru mag mën naa ne boobu ay 7 ans la am boobu ba léegi moo ko yar presque tey fi ne ni war na am 15 à 16 ans non amu ay jafe-jafe ak kenn ci li ma xam vraiment ci li ma xam amu woon jafe-jafe ak kenn dem ci guddi daal lañ ko mujjee gis ni def daañu ñëwoo suñu waa kër ni xar yi dem fanaan siwul ci suba la ñëwoo ni gis nañ ko corps bi ginnaaw daal la xel mu daal koy yóbbu hôpital dem ci guddi la mujjee génn ci kër gi nga xam naa sûrement ay vers 21h 22h yooyu lay doon gis na ni rey yi bari na trop donc je pense que état bi su fekkee mën nañoo dimbali gën a renforcer sécurité bi parce que tamit nit ñi seen kaaraange yaakaar na moo gën lépp quoi donc maa ngi lancer un appel solennel au président de la République monsieur Macky Sall à ce que ñu gën a dimbali askan wi renforcer sécurité bi parce que tamit gis na ni cas yi meurtre yi bari na trop ci Sénégal. ñeneen ñu bëgg ñu renforcer seen sécurité mooy ñu feete ca diwaanu Saare Alkali ñoom nee nañ amuñu courant amuñu forage bërëbu fajikaay war waxi noppi ba tax na rek saa su nekk ñu ngi sàkku ci kilifa yi ñu taxaw leen ñoom nag li ñu def tey rek mooy takk ay morceau yu xonq ngir yëglu bu ko defee rek kilifa yi am neneen nu ñu taxawee Bakary Konte ak Xali Jaame. Saare Alkali bokk ci dëkk yi gën a rëy ci commune bu Bogal ñoom nag yëpp fa manqué population yi daal di wàcc ci mbedd yi daal di wane seen nakar pour daal di ñaawlu jafe-jafe yooyu. dafa métti ñi di ko dund muy commencé ci courant bi Saare Alkali depuis 2004 lañ fi samp poto yi tallal fi fil tension bi mais ba tey jii ñin mënuñuy fexe ba am courant te courant bi jëlee nañ ko fi ci haute tension bi yóbbu ko ci yeneen i diwaan ñin ñi bàyyi ñu fi. amuñu machine suñu cour yaa ngi nii suñu genn yaa ngi nii dañuy dëbb dañuy sakku dañuy wal lampe tempête yaa ngi nii sondel lampe tempête pétrole amatul ci Sénégal. ndox nekk na fi jafe-jafe boo xam ne kenn mënu koy wax dëkk bu toll nii loo xam ne war ëpp na 2 junni nit amuñu dara
waral loo xam ne nen feneen fu ñu ci teen yi jigéen ñi dañuy root guddi di root bëccëg château bi c'est en fer ndox bi bu ñëwee dafay xonk cur mënul sax fóot yére waxuma la jëfandikoo ko ci kër yi. Saare Alkali amul poste de santé population yi dañuy def ay kilomètres yu bëri pour daal di gis benn poste de santé parfois sax Gambie la ñuy jëm pour faju fa. alxames bu jot lu ëpp ñaari ba fukki junne nit danañ fi daje jóge fu nekk nag ci Sénégal fii ba Gambie Guinée Conakry Guinée Bissau fii ba Niger ñëpp fii la ñuy ñëw daje ji boo gisee kayitu juddu jafe fi parce que seen jigéen yi lu ci gën a bari Gambie la ñuy wasinee ji parce que dem Gambie moo gën a yomb dem ci poste de santé yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci localité bi parce que léeg-léeg amoo lu la fa yóbbu yoon amul pour dem fa moyen amul pour dem fa moo waral jigéen ñi di wasin ci biir kër yi. circulation bi amoon na ay jafe-jafe pendant 1 heure de temps ci RN4 bi transgambienne bi ndax marche boobu la population yi dine bu fekkee nguur gi saafaraloon seen jafe-jafe dinañu wàccaat ci mbedd yi ci fan yi. Bakary Konté ñeneen ñu bëgg ñu taxaw leen di waa conseil régional des aînés bu Ndakaaru ñoom nag nee nañ seen situation war nañ ci taxaw ndax jamono ji lenn rek la ñu bëgg mooy ñu saytuwaat taxi yi nga xam ne moo lal lii di IPRES wala ni ñu yore kër googu bu ko defee rek ñoom seen condition xaw a soppeeku tuuti dañ ci teewlu seen secrétaire général Issa Laye Diop ci micro Pape Farañe. ci suñu bopp ñu ngi liggéey boobu ba léegi ndax autorité yi ñu mën a gis bu fekkente ne mairie ville yi la ñu ngi leen di laaj ay audience pour maanaam ñu def bu fekkente ne préfet yi ñu ngi leen di laaj audience pour waxtaan ak ñoom dem nañ ci gouverneur yi ñoom ci seen bopp am na si ñoo xamante ne recevoir nañ am na ñu recevoir agul ñu bëgg ñun suñu bopp ñëwu na fa pour talal dara ñuy laaj aussi président de la république moom comme lii arrêté ministériel la mu defal ñu une loi pour les personnes âgées loolu def nañ ko loi pour les jeunes loi pour les femmes loi pour les vivant avec les handicaps waaw loi avec les vieilles personnes anañu noonu dafa loi boobu bu ko defee ñu jox nu koo xamante ni suñu bopp bu ñu amee lu ñuy tawal foofu la ñuy dem am ministère boo xamante ne personnes âgées la boo xamante ne loolu rek lay toppatoo waaye bu fekkente ne tey boo dikkee fii réunion fii tey boo léegee nga réunion fële boo léegi nga réunion waat fële léeg-léegi ma yóbbu leen suma kër ñu dem réunion fa léeg-léeg ñu dem fële ci mairie ba ñu dem réunion fa léeg-léeg ñu dem gouvernance dem réunion fa léeg-léeg ñu dem préfecture dem réunion fa amuñu adresse ku ñu bëgg a dimbali sax doo xam foo ni fekk. ñu jeexale ko xibaar bi ñu dab aju ci appel bu maam Seydina Limaamulahi foofee ca diwaanu Yoff ñu ne nag atum ren ji duñ ko amal loolu nag gannaaw ñaari fan yoo xam ne kilifa diine yi ñu ngi doon waxtaan seen biir ca cappaandaw ga nag dañu décider rek lépp lu aju ci li nga xamante ne moo mën a yokk kaaraange fii ci réew mi fexe tamit ba askan wi mooy tëndiku ci lii di feebaru coronavirus ñu mën ko fi jële ci loolu nag xalifa général Seydina Issa Thiaw Laye yëkkati na ci ay kàddu du ñàkk rek ñu ñëwaat ci suñu xibaaru français yi ni mu gën a yaatoo mbokk yi fii la ñuy yemale xibaar yi di leen jaajëfal ci teewlu beeg safo bi ci kanam tuuti Cheikh Tidiane Diaw dina fi teew jukki leen xibaar yi ci français jërë ngeen jëf.